mënta ñàkk. ñu leen di jàpp bu baax a baax. ñu leen di jàpp bu baax seen ginnaaw. incha allah. ok ça jaajëf. waaw. soxna Kumba moom jàppandegul. waaw dañuy jàll. c'est normal soxna Kumba luñ ci wax moom. incha allah waaw très bien très bien. baax na ndax professeur mu ngi connecté na. waaw. ak ça. professeur ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax. di la jégalu en tant waaw kay seen bu yàgg bi. déedéet moom kay man damay gërëm ak sant rek laa am ndax yaakaar naa ne ak ñëpp a yam fi mu nekk nii ku commencé woon ci pour man 4 heures la woon léegi il est 7 heures moins ku commencé woon jamono yooyu daal ba léegi nii yaakaar nga ne gën nga riche yokku nga élévation spirituelle bi ma doon wax ne mu finalité wu poésie yaakaar naa ne ñu bari dinañu d'accord ne jëlee nañ ko ci session bi de ma bëgg rek wax tuuti ci yi nga xam ni dégg naa ko ak ñi nga xam ni jëlee naa ko ci prestation yi ñu indil donte yónnee woon nga ma poème yi ñu fi jàng ma liiroon ko ci par écrit performance bi nit ñi def ci poème yi dafa ko changer complètement parce que poésie di ko wutale ak prose destination mooy écrit waaye poésie destination dëgg mooy oral poésie di nga ko bind gaa ndax foog nga wut trace bu ko garde waaye mi ngi dund dëgg su ko nit waxee wala boog sax su ko nit woyee ndax poésie woy la te loolu la ñu gis ci fii ndax musicalité bi nga xam ne bi mi ngi ci poésie baat doomu aadama rek moo ko mën a génn mu mel na loolu la ñu jëkk a dégg bi ñu dégloo poésie yu Cheikh Abdoulaye Dieye ñi nga xam ne bi Serigne Mamadou Séré Dieye ñu di ko wax Mamadou Yàdd abal na ko baatam daawale na ko ci baatam muy jàll bu rafet mu ànd ak musicalité boo xam ne bi donte woyul dafa lii waaye di nga dégg musique bi di nga dégg rythme bi ma xalaat ci ne gis nga liy indi rythme poésie mooy nombre de syllabes bi nga tànn su dee français su dee ci nasaraan vers yi ëpp majesté mooy vers yu 12 syllabes mooy Alexandre en général moom la ñuy wax ne mooy le vers noble la poésie noble ci Alexandre nañ koy bind waaye soo tànnee nombre de syllabes bu gën a gàtt foofu ngay gën a am musique ak rythme bi nga xam ne ni ñu ngi ci poésie yu Serigne Cheikh Abdoulaye Dieye ji te moom di yàgg nii ko xam nga ci point li mu liiral dafa tànn rythme bi 4 5 plus 5 plus 5 plus 5 ma joxe benn exemple su ma jëlee citation ci mu wax bi muy way sëñ Saliou bu baax na mu ne defar nga Touba 5 naatal nga Touba 5 leeral nga Touba 5 ñaawu Bamba 5 nga lu ñu jegeyantoo nekk ay rythme 5 syllabes à chaque fois mooy indi rythme bi nga xam ne ni bi ngi ci biir poésie li ma wax musicalité poésie bi ba pare rax ci dolli ñu def ko poème bi ni mu ko xam nga poème bi day répété à chaque fois Bamba c'est-à-dire su ne 5 quatrième 5 bi 3 syllabes lay doon yeneen ñaari syllabes bi mu bi nekk Bamba boobu ñu ko répété ci les langages poétiques en français yaa ngi ko tuddee anaphore mooy rek répétition boo xam ne bi dafay souligner benn mot ba pare di dugal rythme mot boobu ci ni mu gënee rythme loolu aar la boo xam ne bi poésie yu Cheikh Abdoulaye Dieye wane na ko ñu doon rek sànni kàddu ci loolu parce que musique bi mooy li nekk dénominateur commun wu li ñu fi jàng yi yëpp te loolu laa bëgg wane feeñ na itam ci poésie yu Soxna Kumba Mbëkk ñu ngi métti li nga xam ne bi en problème technique yi mayu ko mu wax ko ci làmminam waaye sëñ Moustapha jàngal na ko bu rafet jàng boo xam ne bi wane na même musicalité bi waaye di yoon musicalité bi mu def ci poésie
waaw maa ngi gaa yaa ngi may dégg. soxna Kumba Mbour dafa mel ni wax nañ ni li ñam baax na comme moom ndaw la xam naa pour encourager. waaw buñ ko mënoon dimbali. absolument wax na dëgg loolu moo gën a waaw. xam naa ñu ngi lay dagg ci sa fil conducteur ci jégalu bu baax a baax. waaw xam naa comme da ngaa tudd turam rek moo tax ma ne nañ ko may mu dugg. lii donte benn. waaw ko defee nga continué. moom ndaw la. waa kay bisimilah. kon soxna Kumba ngi lay gis j'espère que yaa ngi ñu dégg. kon ñu bàyyi la nga wéyal incha allah. xam naa comme da ngaa tudd turam rek moo tax ma ne nañ ko may mu dugg. lii donte benn ko defee nga continué. moom ndaw la. waa kay bisimilah. kon soxna Kumba ngi lay gis j'espère que yaa ngi ñu dégg. kon ñu bàyyi la nga wéyal incha allah. xam naa comme da ngaa tudd turam rek moo tax ma ne nañ ko may mu dugg. lii donte benn ko defee nga continué. kon soxna Kumba ngi lay gis j'espère que yaa ngi ñu dégg. kon ñu bàyyi la nga wéyal incha allah. waaw kon ñu ngi déglu bu baax a baax dafa mel ni soxna si dafay déglu bu yëngu kon ñu bàyyi professeur rek mu wéyal. dafa mel ni am na benn écho buy génn ci kii bi. waaw alhamdulilah fi mu ne baax na kon professeur ñu ngi jégalu bu baax soxna si yàlla dogalul mu sotti kon ñu bàyyi la nga wéyal di jégalu encore une fois ci dog bi. ma musicalité bi nga xam ni maa ngi ko doon souligner ci poésie yëpp feeñ na ci moom rime la ko tànn jaarale ci musicalité boobu. Même outil poétique yooyu la gis léegi ci poème mu Serigne Bamba Mbaye mu liir ko liir bu rafet utiliser les mêmes outils poétiques ak musicalité moom mi ngi reposer également ci caractère rimé wu poésie te dafay varier rime yi ni muy varier rime yi lu rafet la parce que rime en général mooy baat bi mujj ci benn vers am écho ak baat bu mujj ci beneen vers mën na nekk ay vers yu toppante wala ay vers yoo xam ni ay vers séparés na leen loolu nag ni mu ciy joué mi ngi ciy joué bu rafet léeg-léeg parce que par quatrain lay bind par groupe bu 4 vers léeg-léeg nga am benn quatrain boo xam ni bi même rime lay doon par exemple ñu terminer ñoom ñëpp a wala léeg-léeg mu croiser rime yi nga am quatrain boo xam ne bi da ngay am a B A B wala mu dugalante leen nga am quatrain boo xam ne da ngay am A B B A ni mu fabee nag yooyu yëpp boole ko moo yokk musique poème am moo tax bi mu ko liiree léegi loolu laa gën a attentif loolu laa gën a déglu xàmmee musique boobu nga xam ne bi gisoon naa ko ci bi ma koy liir Daouda Bayo def na commentaire bu rafet ci bindam wane na ni moom contrainte poétique bi mu jox boppam mooy contrainte acrostiche acrostiche mooy ni mu ko expliqué poème boo xam ne bi lettre initiale ou chaque vers dañuy daal di former benn mot mot yi mu tànn muy mot yi nga xam ni moom la bëgg rendre hommage moom la bëgg teral muy Touba di Porokhane di Sëñ Saliou ak di Cheikh Béthio wax na ko bi muy commenté dafa wax loo xam ni am na solo torop ndax dafa ne tudd na jeu nee na léeg-léeg dafay def dara par jeu tudd na itam inspiration
te ñaar yooyu jeu d'une part ak inspiration de l'autre laa bëgg a construire commentaire bi nga xam ne bi moom laay def parce que damay dellu si ci loo xam ni Serigne Mourtada ci seen session bu njëkk bi waxoon na ko bi ma ko dégloo frappé woon na ma dafa cité benn auteur bu ni la poésie est un langage dans le langage qui n'a d'autre limite que l'imagination. Poésie naka lay nekkee langage dans un langage naka lay nekkee làkk boo xam ne bi dafa dugg ci biir làkk bi français sooy wax français di parler en prose évidemment mën nga am une maîtrise parfaite de la langue française di ko utiliser ni nga koy utiliser ak respecter les règles grammaticales parce que li ngay viser mooy communication soo fabee français daa di ko transformer en une langue poétique day mel ne ci biir langue française inventé waat nga une langue boo xam ne bi c'est la langue de la poésie te langue de la poésie boobu c'est une langue xëy nga ne moom moo universel li universel ci langage poétique li nga xam ne bi moo tax doomu aadama yëpp partager langage poétique pardon dafa mel ne ci biir langue bi ñuy utiliser comme outil de communication comme outil d'échange dañu ci dugal loo xam ne di mooy trésor mooy yaxu làkk wa te yaxu woowu mooy musique u làkk wa musique bi ci biir làkk bi nag la poésie di génne da ngay dem bu mel na sax léegi xàmmeetuloo làkk bi da ngay mujj ni Serigne Daouda Bayo waxee ne léeg-léeg mu bind dara ba pare dellu gannaaw daal di mu mel na dafa bees ci moom mu mel na keneen a ko bind mu naan lii ndax man maa ko bind loolu attiré na ma sama attention trop parce que loolu mooy poésie da ngay boole ñaari mbir benn bi da ngay imposer sa bopp ay contraintes nga ne léegi damay topp bii règle xam nga règle daf la contraindre daf la tëj waaye ci biir contrainte itam léegi inspiration am na mu mel na dafa am ñaar ñi inspiration mooy liberté absolue liberté wu imagination liberté wu émotion fu mu la jëmale rek nga topp fa contrainte nag moom daf la tëj soo décidé def acrostiche soo ne par exemple may def acrostiche Touba imposé nga sa bopp ne 5 vers ngay bind puisque Touba TOUBA 5 lettres yooyu la su fekkee ne ci français nga ko bindee donc mais ci biir contrainte yooyu nag léegi nga bàyyi quand même inspiration mu mel na da nga boole ñaar ñoo xam ni dañu opposé wu contrainte ak libre jeu des facultés et libre jeu de l'imagination ñaar ñooñu soo leen boole d'une manière harmonieuse mooy indi la plus belle des poésies loolu moo tax langue bi li may wax ne langue poétique dafa presque indépendante de la langue dans laquelle elle s'inscrit mooy loolu da nga dem ba ci biir substance su langue bi ci boppam nga génnee ko te substance su langue boobu mooy musique loolu moo tax suñuy wax poésie ci classification des arts poésie dañ koy boole ak les arts lyriques chant ak poésie ñoo bokk ci même famille wu art lyrique te li nga loolu citation boobu nga xam ne bi sëñ Mourtada fàttali nañu ko ci session bi jiitu loolu la signifie langage bi nga xam ne bi dafa nekk ci biir langage ba pare dépasser langage loolu mooy musique poésie te loolu moo tax poésie nekk expression privilégiée wu spiritualité ak soufisme ndax mooy langue émotion langue soo ko utiliser comme prose sa intelligence mooy utiliser langue bi langue soo ko utiliser comme poésie sa émotion sa faculté d'émotion ak sa intuition mooy utiliser langue bi donc ñaari faculté nga am ci doomu aadama yoo xam ni ñaari usage lañu am ci langue bi usage prosaïque de la langue comme langue de communication et usage poétique de la langue comme langue de l'émotion, de la musicalité et de l'élévation spirituelle te loolu la ñu déglu fii donc su ma nee émotion sens bi ma ko jox du rek réaction psychologique dara xew nga daal di am émotion nga tiit wala nga et cetera émotion ci boppam faculté cognitive la maanaam émotion ci boppam daf lay ubbil un autre monde loolu moo tax soufi yi seen langue privilégiée seen expression privilégiée mooy expression poétique donte dinañu bind prose suñu bëggee expliquer dara suñu bëggee traduire seen expérience spirituelle
ci langage poésie lañ koy traduire parce que langage poésie dafa nekk loo xam ne di émotion pure la ci musicalité bi ci boppam la loolu nekk xam nga loolu mën nañu ko fii dañuy war a seet différence bi nga xam ne bi am na entre inspiration poétique muy expérience su saint yi ak soufi yi muy expérience su suñu sëriñ yi ku mel na Sëriñ Touba def différence bi ak révélation def différence ba pare mais itam xool naka la révélation quand même nekkee inspiration wu poésie xam nga ci sooratu Yaasin Allah subhanahu wa taala dafa ni auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin foofu alquran dafa indiquer très clairement que révélation expérience prophétique bi nga xam ne bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam recevoir révélation indil ñu ko ñun doomu aadama yi niroowul ak dara li mu gën a nirool ci ñun usage bi ñu am ci langue xëy na mooy poésie mu wan la ne niru na ak poésie waaye ala kulli haalin gatewul dara ak poésie parce que expérience prophétique bokkul ak expérience de la sainteté bokkul ak expérience mystique mu wax la loolu ba pare waaye li tax mu wax la ko c'est que soo seetee histoire ñi daan déglu message bi gis ni muy def doomu aadama yi parce que dina leen entraîner non seulement ñi nga xam ne ñu gëm nañ ko dugg ci islam ndax ngëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye même ñi nga xam ne dañu ko contrôle yëg nañu baat yi ñuy dégg seen làkk la ñoom parce que arabe lañu waaye ba tey du seen làkk loolu mooy li citation bi sëñ Moustapha defoon loolu mooy signification la plus profonde dafay nekk ci biir làkk ba pare te du nekk làkk moo tax ñooñu defe woon ne kii kat moo gën a mag ci poète yi wala dafa ensorcellement la et cetera ñooñu la alxuraan waxanteel ne leen lii du poésie waaye terewul ressources yi nga xam ne poésie dina ko utiliser et loolu moo tax mu mën a indi élévation spirituelle bi nga xam ne mi ngi ci biir ressources yooyu ba tey soo ko seetee ressources yooyu dafa imiter dara loo xam ne ci alxuraan xam nga wax naa léegi anaphore mooy ngay répéter dara nga koy répéter de manière rythmique loolu mooy indi poésie bi ni ci poème Cheikh Abdoulaye Dieye te Mamadou Diad lire ko ni muy répéter systématiquement Bamba xam nga façon yooyu dina ñëw ci alxuraan suratu Rahman noonu la construire ni muy répéter systématiquement fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaani muy dellu si di dellu si ci début saar ba ci fin xam nga saar boobu am na mandargal nañ ko ràññee ko ba nga xam ne bi am na ay hadis yu ko concerné yu ne keroog yowmal xiyaam nit ñu baax ñi dinañu dégg malayka yi di ko réciter ndax récitation bi rek mbégte la boo xam ne kenn xamul nu mu toll ñu ne waaye su malayka yi réciter ba pare mboolam yonent yi ñoom ñoo koy réciter ñu ne ñoom suñ ko réciter ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci moom la wàcc mu réciter ko ñu ne ndax foofu la yem mu ne nag am na moment boo xam ne bi foofu la yëpp di fanaa daal di jeex mooy suñu borom bi ci boppam wax suratu Rahman wax Rahman ci làmmiñu boppam mel na Bamba buy wax Bamba ci poésie bi ñu waxoon léegi xam nga anaphore kon fekk nga ko foofu su fekkee ne rythme la aussi bu mel na rythme bi nga xam ne bi utiliser na ko rythme 5-5-5 yooyu moo waxoon itam muy ressource poétique boo xam ne bi ba tey alxuraan jàngal nañu ne loolu expérience ou émotion humaine jaar na foofu soo jëlee am na saar yu bari yoo xam ne mën nga leen jël saar bi xale yi gën a ñeme di ko d'ailleurs am na ñoo xam ne ñu xale yi dina suñuy tari saar boobu am na nu ñuy def ñoo xam ne sëriñ ñi dañ leen di arrêté ndax day mel na dañuy bëgg mel na ñuy fecc wala yu demee noonu muy wal aadiyaati dabhan fal muuriyaati qadhan fal muxiraati subhan fa asanna bihi naqaan fa wasanna bihi jamaan ila axirihi noonu exactement rythme boobu ni mu sakkadee gaaw tey mën nga ko xaw a indiquer ne nekk na ressource poétique boo xam ne bi doomu aadama yi ci seen langue bi de manière universelle dinañ ko utiliser loolu laa bëggoon a wax ci signification wu poésie mu nekk langue boppam
te nekk une langue universelle langue boo xam ne bi dafay réunir nit ñi parce que dafay fàttali doomu aadama ne composante essentielle bi nga xam ne bi bokk na ko yeneenu doomu aadama mooy émotion mooy yëg-yëg poésie dafay wax ak suñu yëg-yëg loolu moo tax mu nekk langage privilégié wu expérience spirituelle meilleur mode d'expression ci langage poétique la parce que langage poétique itam am na noo xam ne bi da ngay wax ak nit ki presque directement mën nga sax ne léeg-léeg di poésie ci langue boo xam ne bi nit ko xamu ko waaye ci rek déglu musicalité li ngay wax day mel ci moom na da nga wax sa xol sa émotion dafa wax directement ak émotion am moom te loolu ngay la nit di yëg su nit di déglu li ma waxoon sànq murid xasaayit yooyu nga teg noonu ci bi ngay def intermède ñu jéem a seet ndegam soxna Kumba Mbooj arrangé sonorité am dal na ko noonu mu lay yëngalee noonu mu lay yëkkatee loolu mooy lu am solo te inspiration boobu mu am alhamdulilah rabbil alamin feeñ na ci poésie yi nga xam ni déglu nañ ko soxna Kumba Mbooj rek laa ci dégluwul kooku moom xëy na mu am beneen yoon beneen occasion waaye de ci li ma jot a déglu ci ni ko Serigne Moustapha liiralee ak ni ma liiree poésie am ku mérité ëllëg ak si biir la sant Diagne yaakaar naa ko ma bëgg teeral foofu di la gërëm di la sant di sant ñi nga xam ne ñi ñoo ma invité ci lile laaj ma intervenir ci boole ma ci diwaan bi muy jataay boo xam ne bi jataay la bu barkeel yaakaar na jataay la boo xam ne bi ala kulli haalin bés bu ngeen di tëj ci ñaan yi danaa tàllal sama ñaari loxo ngeen daal di ma ñaanal ndax xam naa ne jataayu boo xam ne bi nit ñu baax teew nañ ci spiritualité am na ci affection am na ci camaraderie am na ci jërëjëf professeur Elimane Bachir Diagne ñu ngi lay sant bu baax a baax sant bu amul ab boo am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam ndax véritablement jànge nañu ci li nga wax rek loo xam ni rek jaroon na ñu xaar jotaay bi ci li nga wax rek li ma ci jàpp nag mooy la poésie est un langage en tant que tel boo xam ni da nga ci mën a communiquer te sax ci ngay waxal mën naa bañ a dégg yow langue bi ngay wax man li ngay wax sànq daf ma interpeller parce que xasaayit par exemple léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ni dañ koy déglu ba ils sortent d'eux-mêmes c'est-à-dire dañuy nekk en transe affaire bi yóbbu leen ci beneen dimension te du ñu xam sax arab bi li muy firi dëgg-dëgg waaw dama yaakaar ni kon certes baatin évidemment am na ci ndax ku mel ni Sëñ Tuubaa ni muy binde bu waxee ni naqli lawhul mahfuz maanaam moom fa muy xool di bind lawhul mahfuz la kon baatin bi moom mu ngi fi waaye dafa mel ni émotion bi itam nga xam ni c'est intrinsèque à l'être humain dafay jouer aussi ci titiller la sensibilité de la personne ba nga xam ni rythme bi ci boppam rek daf koy yóbbu ci beneen dimension moom ci boppam à force de yaa ngi koy wax sànq ci wala hadiyaati man je me rappelle quand on était plus jeune buñ ko daan tari man dama demoon ba fàtte la suite de wala hadiyaati parce que dañ ko doon jàng ba noppi buñ yeggee ci benn verset dañuy jàll ci yeneen i wax yoo xam ni bokkul dara ak alxuraan bi waaye day nekk les mêmes du coup demoon nañ ba daanaka da ngay fàtte saar bi ci boppam alors que jàng nañ ko ba mokkal pour dire vraiment que loolu man interpellé na ma ci leneen li aussi mooy fi nga waxee la jonction entre la contrainte et l'imagination imposer sa bopp ay contrainte ba noppi laisser libre cours à l'imagination loolu moom xam naa ni bu ñu amoon beneen jotaay dinañ ci dugg comme yow wax dëgg philosophie am nga ci may waaye loolu man xaw na maa jaaxal xam naa ni suñ ci waxtaanoon dinaa ci am xam-xam ndax yombul daal yombul du lu yomb moo tax ma jàpp ni ñi fi wax ñëpp ñi fi bind ñëpp wax dëgg yàlla ñu jar a encouragé lañ te le fait que nga teew rek déglu leen
càmbar li ñu wax génn ci ay xam-xam partager ko loolu rek yaakaar naa dina encourager non seulement ñi intervenir tey mais ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñëpp te ñu war a bàyyi xel ci li nga waxoon au début mooy kenn warta bind di denc waaw bind di denc moom yaakaar naa bind denc taxu koo jóg fondamentalement donc vraiment man sama bopp jàng naa ci lu bëri ci sa teewaay déjà ak ci sa introduction ak ci teewlu bi aussi ba ci internet bi ñu def sax am nga loo ci jànge ce qui veut dire quand même que xam-xam wax dëgg yàlla yitteel na la di la sant vraiment bu baax a baax ci disponibilité bi dama koy waxaat ak ci vraiment oyof gi ak ci générosité bi aussi waaw parce que loolu wane nga ko indi nga fi xam-xam macha allah ñu ñaan yàlla mu yokk ko bu baax a baax xam naa sëñ Moustapha certainement bëgg ngaa wax dara ci professeur wax bu ko defee bu boobaa rek ñu yëkkati waaye man mënoon naa fa nekk ba suba di wax ci li mu wax ndax vraiment solo sum am daal. waaw di ko sant bu baax a baax. waaw foofu laay li nga wax noonu dama ciy insister encore une fois di sant bu baax a baax ci disponibilité bi parce que c'est pas évident jotaay bi gudd na c'est pas évident aussi di rester aussi longtemps avec quelques problèmes techniques vraiment ñoo ngi la ciy sant di ci jégalu aussi encore une fois ci li nga wax man li mu gën a jàpp li mu gën a marqué au-delà de la phrase très marquante un langage dans le langage avec sa propre imagination dont la seule limite est l'imagination sëñ Mourtala waxoon na ko mu marqué ma lool donc loolu tamit day wane ne topp bi nga topp émission bi passé ba dégg si mooy professionnalisme bi nekk ci liggéey bi donc vraiment jàngat bi dafay laajaat jàngat moom ci boppam également léegi fi nga ñëwee di wax ne par rapport ak langage bi nga xam ne c'est de l'émotion mais c'est pas de l'émotion de la basse émotion boo xam te ne da ngay daanaka da ngay def du n'importe quoi dafay émotion boo xam te ne c'est l'équivalent de l'émotion des maîtres soufis des saints ak langage bi nga xam te ne c'est prosaïque nga xam te ne boobu cerveau bi mooy exprimer wu nga xam te ne loolu on écrit à terme de prose nga xam te ne ak li nga wax ci anaphore donc wane ne anaphore fort na ndax quand tu peux faire des similitudes des comparaisons avec le texte coranique nga xam te ne c'est le poème le plus parfait et texte yi nga xamante ne des gens des personnes lambda comme moi et comme d'autres peuvent l'écrire muy am comme j'ai dit tout à l'heure cette dimension un petit peu entre guillemets j'ai dit prophétique tout à l'heure je vais dire divine maintenant moom une certaine dimension divine maintenant yàlla daf la jox dara ci cëram mooy aji wax jooju ñu wax mu jox la ci may la ci maanaam képp ku ne soo bindee verba volent scriba manent la ñu wax en latin les paroles s'envolent les écrits restent nañuy bind di génne di wane bañ a am maanaam su ci nit dina ko gis sax yokk la ci dolli la ko ni ko professeur defee léegi nii ñuy ni ko maam Cheikh Ibrahima Fall doon waxee ñu nekk ay weñ yuy joxsante ngir bañ a xumaat di dollente tamit ni ñu dollee nii ñoo ngi lay sant bu baax a baax maanaam ça aurait été vraiment bien qu'on puisse élargir ce commentaire là à faire d'autres commentaires c'est vraiment dommage donc xam naa dinañu inviter à réfléchir un peu au format de l'émission pour mën a gën a yaatal avec le guest qu'on aura pour su demee nii ñu gën a mën a xóotal daal man daal vraiment loolu laa ci mënoon am comme réaction c'est normal. jërëjëf sëñ Moustapha sant nañ la bu baax waaw dafa mel ni kon professeur yaa ngi doon réclamer soxna Koumba bon on va faire une dernière tentative pour que mu lire au moins ñu dégg ko voilà pour ñu tàggoo ak loolu boo ñu ko mayee rek incha allah kon bismillah kon soxna Koumba yaa ngi dégg. waaw maa ngi leen di dégg bu baax. macha allah waaw kay soxna si ñu ngi lay masawu coono bu baax a baax problème technique yi mel na ni bàyyiwu la kon ñu bàyyi la nga nuyoo rek te dugg ci lecture bi professeur analyse na sax say poème te dégluwu la kon ñu bàyyi la nga gratifier ñu de cette lecture là bismillah. salaamaaleykum yéen ñëpp nuyoo woon naa sànq mais ñu ci waat ko maa ngi tudd Koumba Mbodj maa ngi am 20 ans maa ngi nekk étudiante à l'université Sorbonne Paris dama daan bind poème en français après fan yi laa commencé woon bind en wolof du coup j'ai pas respecté les règles de la poésie mais bon
damay débuté boog ak olof bi. ayca léegi bi ma sëñ jokkoo Moustapha nag sànni na la benn affaire sànq parce que nee na wolof bi nga koy bind ci